asalaamaaleykum mbokki xarit ñu staan suñu émission homme politique ci Thiès Info ak Thiès TV ñu ngi fii ak Ousmane Beye Diop nekk kenn ci responsable politique APR fii ci biir Thiès xam naa ni dañu ko bàyyi rek mu def présentation am Ousmane asalaamaaleykum. bisimilah rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di la nuyu Omar vraiment à travers yow may nuyu tamit bépp journaliste ak bépp kii boo xam yaa ngi yëngu ci avancée démocratie Sénégal maa ngi nuyu askan wi ñuy seetaan yëpp waaw maa ngi. alors Ousmane tey wax nga ni yaa ngi tudd Ousmane Beye Diop yaa ngi dëkk Thiès Nord Ousmane ñu bëri nga wax ñu tey sa yëngu-yëngu ci fan la. waaw comme ni nga ko waxee maa ngi tudd Ousmane Beye Diop maa ngi dëkk Medina Fall di responsable politique foofu di yëngu ci APR di yëngu ci nekk dans la coalition Benno Bokk Yaakaar dans la mouvance présidentielle di ànd ak le président Macky Sall ci liggéey bi nga xamante ni mu ngi koy liggéey ci tabax bi nga xamante ni mu ngi koy tabax Sénégal waaw. alors ñu bëri nga wax ñu tey Ousmane lan moo waral nga dugg ci politique. waaw yàlla def na man comme ni ñu ko waxee sànq maa ngi doon doomu Thiès juddoo Thiès yaroo Thiès màgge Thiès benn moment laa xam ne génn naa fi Thiès mooy bi ma demee Ndar jàng ji André Pétamé bu weesoo loolu bi ma ñëwee ñu embauché ma ICS bi ñu embauché ICS en 2002 ñu nekk fa ba 2010 yàlla def ñu licencié ñu nous étions 41 agents yoo xam ne dañu licencié woon ñu créé benn cadre tuddee ko collectif des licenciés des ICS bi ñu créé collectif boobu le président Macky Sall nous avait reçu à Mboro moom Moustapha Cissé Lo Seydou Gueye et cetera bi ñu recevoir nag vraiment ci du moom rek moo ñu recevoir woon nag Tanon recevoir woon nañu Niass et cetera mais moom président Macky Sall bi ñu recevoir vraiment wax ñu méwétam et tout ci lañ ñëwee ànd ak moom di liggéey au niveau de l'APR ba yàlla def ci entre les deux tours ci lañ ñibbisee Thiès. ci lañ ñibbisee Thiès bi ñu ñibbisee Thiès tamit ñu àndoon ak suñu tata Awa Doucouré vraiment du fexe ba yàlla def Macky Sall am ndam ci élection yooyu. ginnaaw loolu tamit ànd nañ ci liggéey bi tooguñu woon ndax boobu ministre Thierno Alassane Sall mu ngi woon ci parti bi boobu amagul woon ministre de l'énergie amul woon dara réunion yi mu daan def la Rosette yëpp teew woon nañ àndoon ci ak suñu frère Madabo Ndiagawaat ba noonu après ci la docteur Pape Amadou Ndiaye ñëwee seet suñu ñu gis tamit liggéey ak taxawaay bi nga xamante ne amoon na ko ci parti bi puisque vraiment moom à travers moom sama activité yu gën a am doole ci laa ko def woon parce que moom moo ñëwoon Medina Fall presque plus de 150 brouettes matériel nettoyage d'une valeur presque de 10 millions mu jëloon ko offriroon ko waa zone nord activité boobu man maa ko defoon ànd ci woon ak président docteur Pape Amadou Ndiaye bon moom du loolu donc bi ñuy dindi mbalit yi nekk Kër Maam El Hadj man la ci àndaloon maa ko sollicité woon vraiment daal lu ma ko sollicité mu def parce que jamono boobu tamit. action sociale ak yi ni mel. waaw jamono boobu moom rek moo fi nekkoon vraiment di doxal parce que ñi ci def ñëpp ñu ngi woon Dakar wala kenn gisu kenn mais moom moo nekkoon au niveau de Thiès te loo ko sollicité vraiment mu def ci dooleem def ci kàttanam yàlla noonu la def suñu sama liggéey ak moom ñu ànd mais vraiment muy tamit nit koo xamante ni nit ku baax. nit ku gore nit ku yaatu koo xamante ni vraiment président Macky Sall rek moo ko ñor. alors très bien Ousmane dañuy wax tey ñu wax ci wàllu politique Thiès Nord am na jafe-jafe ci wàllu parce que ñu bëri ñu koy wax ci wàllu leadership parce que tey bu ñu xoolee ci ginnaaw y avait Mamadou Dia nekkoon foofu ak coalition entente dëkk bi mais également y avait ay directeur de cabinet ñoom Mor Ndiaye Mbaye am na ay kilifa yu nekk foofu yoo xam ne dañu tàkk ndombal tànk état même bu ñuy wax ni législative yi ñu weesu ñu bëri dugg nañ sur le terrain pour jàppale président Macky Sall tey seen taxawaay ci Thiès Nord naka nga ko koy jàngatee. waaw Thiès Nord ñëpp xam nañ ni moom la ñuy wax grenier électoral bu Thiès puisque ñëpp xam nañ ni centre de vote Mame Cheikh Ibrahima Fall affluence bi mu am ci électorat bi et cetera ñu nekkoon fa ak fa Mamadou Dieng comme ni nga ko waxee mu liggéeyoon liggéey bu am solo yàlla na ko yàlla yërëm te yeexe ñu mu liggéeyoon fa liggéey bu am solo ñun ñëpp ñu àndoon mais moom yàlla def élection locale yi wees woon ñu amoon jafe-jafe ak moom ba moom mu demoon ci benn mouvance am ñun ñu des ci la coalition Benno Bokk Yaakaar ba yàlla def li mu def mais tey suñu booloo woon xëy na yàlla mënoon na def ñu am ndam. ñëpp xam nañ ni zone nord am nañ fa ay jafe-jafe Omar am nañ fa jafe-jafe yu rëy parce que lu toll ni zone nord comme ni nga ko waxee Mor Ndiaye Mbaye nekkoon na fa
bien que dellusiwaat na ñu ànd ak ñun Omar Diop moo fa nekk directeur SAR bien que mu ngi ñuy accompagner ci ay élections et tout mais zone nord war na mën a am cëram zone nord li koy gagné du neen puisque war na président Macky Sall war na dooleel ñi nga xamante ni ñu ngi fay yëngu war nañ am des responsables au niveau de l'APR comme ni ko sama xarit Bass Seye doon waxee am na ñu fa nekk mais wax dëgg yàlla sentiruñu leen parce que boo dee xool am na ñoo xamante ni tamit ñu ngi fay yëngu ku ci mel ni Lamine Aïssa Fall mu ngi fay def jéego yu am solo mais yàlla xam na ni bon tamit amul dara amul dara lu ko mën a jàppale am na ñu bëri ñu ngi fay yëngu sama frère sama xarit Ndiaga Wade ñu ngi fa ñoom El Hadj Jabel ñoom man ñun ñëpp ñu ngi fa di yëngu mais amuñu dara te politique du noonu xam nga ñu bëree sax sama xarit yi nekk foofu nekk ci réew mi suñ ma bëggee noppi loolu lañ may wax dañ naa ma yow depuis 2012 yaa ngi ciy daw te Ousmane vraiment te toujours yaa ngi kërti ci base bi ñëpp xam nañ ni yaa ngi ñafe chaque jour pour parti bi mais gis nañ ni parti bi jaruñu leen dara fii te loolu c'est le constat vraiment bi nga xamante ni c'est le constat amer. waaw c'est le constat bi nga xam ne vraiment c'est un constat mais metti na mais muy dëgg parce que vraiment parti boo xamante ni yaa ngi ci depuis 6 ans mu mel ni tey Thiès dañ ko téye en otage zone nord dal responsable yi nga xamante ni ñoom ñooy dox seen diggante ak le président Macky Sall nga sentir ni kat ñii amul benn apport boo xamante ni indi nañ ko mais en fait da ngay dem ba da ngay ragal Omar on a peur li ñu gis dalul suñu xel puisque vraiment comme ni koy waxee le président Macky Sall son bilan est satisfait foo laal def na fa ay jéego yu am solo li des mooy responsable yi nga xamante ni ñoo nekk ci parti bi xam nga des fois su may wax ni docteur Pape Amadou Ndiaye nit ñi ni ma def li ngay ànd ak moom moo tax mais docteur Pape Amadou Ndiaye ku dem fekk ko place am muy liggéey yow mi boo jugoon tey di nga xam fi nga koy fekk te vraiment place bi muy nekk fa lay waxtaane ngoon ñëpp di ko fa fekk mais yeneen responsable yi duñ leen gis buñ ma waxee Augustin man leen Augustin ci département bi mu ngi fay dox jéego yi nga xam war na ko fa dox parce que boo dee xool maire yëpp tey dem nañ ànd ak moom mais tey ji au niveau de Thiès kan mooy la ñuy wax mooy doxal parti bi koy wax kan ngay ciblé Thiès ville quoi Thiès ville kenn nekku fii kenn nekkul Thiès ville ñun tey ji kan la ñuy waxal Thiès war noonu nañoo am des responsables yoo xam dañ leen di dooleel. alors mu mel ni politique bi tamit ci wàllu woowu bu ñuy wax Thiès dañuy ne politique dafa jax dañuy dégg fii ay coow dégg mouvement yi fii dégg ci biir APR ay réunion di gis sax ay responsables yi génn di jëlee seen i activités di naan dañ leen a beddi wala dañu gis ni li nga xamante ne moom la ñu teg ak la nga xam ne moom la ñu yaakaaroon amul tey docteur Pape Amadou Ndiaye tey bu ñu koy xool di ko maanaam di méngale cas yi ak jafe-jafe yi ak li nga wax léegi ci wàllu moyen est-ce que am na rapprochement. non xam nga Omar docteur Pape Amadou Ndiaye dañ ko war a dooleel dañ ko war a jàppale bu ko defee liggéey bi nga xamante ni mébét na ko liggéey bi nga xam tàmbale na ko mu mun ko yeggale mais liggéey bi nga xamante ni tàmbale na ko man ci ñi koy jox ay conseils ni ko li ngay def sa doole li ngay jël sa xaalis bi nga xamante ni yaa ngi koy liggéey di ko kii mais da nga koy xoolaat parce que am na foo xamante ni nit bu fa tollee da war na toog defaat question ci boppam wax ni man li may def en fait waaw li may def en fait est-ce que jar na ko en fait parce que tamit jël sa doole di ko def ci parti boo xamante ni joxuñu la parce que affaire bi yëg-yëg la gis nga yëg nit dafa neex nit di def dara nga xam ni yow mii kat li ngay def nii nit ki yëg na la ki nga koy defal yëg na la dafa neex vraiment affaire bi yëg-yëg la te parti bi li may wax rek parti bi dafa am léthargie maanaam lu waay neex def tey jii am na ci responsable yoo xam ne ñoom pour ñoom boo demee ci rajo wala nga dem ci télé da nga leen a war a tudd ñoom ñoo fi nekk ñoom ñoo fi nii pour ñu mën la jox cër alors que en fait affaire bi le président Macky Sall ñun ñëpp dañoo war a def bloc jàppale le président Macky Sall loolu moom mooy tax ñu am ndam mais ku ci nekk responsable bu nekk bëgg a jaay ni man la bëgg a def ni man la boo ma tuddul du ma la jàppale boo ma kii du ma la kii man maa fi nekk loolu lañ war a jël teg ko ci suuf tey jii jeunes yu bëri c'est normal ñu jëlee seen i activité parce que parti bi comme ni ma la ko waxee depuis 2012 booy yëngu ci benn affaire gisoo koo xamante ne dina la jàppale kenn yëgu la ci kenn faaliwu la ci di nga jëlee say activité Omar parce que tamit fulla nit ku ne ak li ñuy wax juddu bu rafet ndey bàyyi mais fulla fay de borom non c'est tout à fait normal parce que tey jii am na ci taxawaay boo xamante ne bu ñu ko amoon ci wetu jeunes yi ñu ngi doon organiser réunion dégg naa fan yi ñu ngi dem ba xaw ma Dakar xaw ma Somone di ko fa organiser pourquoi pas ñu ñëw ba Thiès woo les responsables woo ñi nga xamante ne war nañ leen woo Omar
ñun duñu ay responsable yu ndaw parce que man tey jii mandat complexe sportif bu Médina Fall je suis le mandataire. bu Médina complexe sportif bu Médina Fall man maay mandataire bi foofu. parti bi lu waay neex def lu parti bi amul structure amul dara ku jóg wax ci tur lu nu mu la neexee mais les responsables yi nga xamante ni ñoom ñooy les responsables de base kenn dooleelu leen kenn faalewu leen kenn joxu leen cër kenn joxu leen gëdd te pourtant ñoom ñoo nekk à la base. ñi nga xamante ni li olof di wax ni ñi nekk ci ker gi ñoom ñoo fi bàyyi ñi nekk ci naaj wi ñi nekk ci naaj wi ñoom ñoo fi bàyyi ñi nekk ci ker gi mais ku ci nekk da ngaa war a yëg sa morom ñii bu ñu nekkee ci kaw war nañ lu am ñu woo les responsables de base ni leen lii ak lii moo fi am lii ak lii moo fi ne mais boo demee Dakar boo ñëwee ñi nga xamante ni ñoom ngay faale mooy ñi nga xamante ni nee nañ ànd nañu ak yow mais ñi nga xamante ni président Macky Sall moo leen ñor ñooñu du ma wax ak ñoom man daal ñi may waxal mooy ñi nga xamante ne ànd nañu ak man c'est ce qui s'est passé lors des élections législatives Siré Dia day ñëw ba suñu code ñëw ba fi ñu dëkk war ñoo woo ñëw ba sama centre de vote fi ma tiim war ñoo woo lu mu fay def ànd ci ak ñun mais da ngay gis dafay jël ay nit ñoo xamante ni kenn xamuñ fu ñu jugee dooleel leen jox leen ay moyens ñooñu dañuy retourner dem voter ak contre yow muy maanaam dañuy ñëw dooleel sa ennemi loolu te loolu moom mooy continuer waat ci parti bi ba fi mu toll nii muy loo xamante ni dañ koy ñaawlu loolu loo xam dañ koy ñaawlu. alors très bien Ousmane yow yaa ngi koy wax léegi mais tey bi ñuy wax bi ñuy waxee coalition Benno Bokk Yaakaar législative yi ñu génn ñu gis ay caravane autorités yi maanaam responsable politique yi ñëpp ànd ci coalition yi dem ci centre yi dem ci fépp tey bu ngeen doon évaluer tey li ngeen am ci wàllu maanaam ci ndam ak tamit ci wàllu défaite naka ngeen koy évaluer. waaw loolu dina yomb Omar ndax comme ni nga ko waxee boo dee xool 2012 ba léegi jéego yi ñu def ci politique dafa am solo. ndaxte comme ni ñu koy waxee Abdoulaye Wade bu doon ay amoon na fi 7 ministres amoon na fi ay directeurs amoon na fi lu nekk te gañ mosu fi gagné centre de vote kon tey jii bu ñu demee ba Benno Bokk Yaakaar jógee 7000 voix ba 47000 voix loolu lu ñuy rafetlu la waaw def nañ fi ay jéego yu rafet c'est que li ciy des rek moom mooy dooleel nit ñi dooleel les responsables de base ndaxte loolu dafa am solo ndax nit bu la booy def nekk ci dara. juróom-ñaari at juróom-benni at te wax dëgg yàlla sa moroom yi nga xamante ni ñu ngi lay gis nawuñu la duñ la fekk si waaw responsable dooleel ñi nga xamante ni ñoo la nekkal ci suuf ndax dooleel responsable de base yi moom mooy dooleel seen bopp waaw mais avancé bi nga xamante ni def nañ ko muy avancé positif parce que boo jógee ci 7000 voix dem ba 47000 voix loolu kenn du ko xeeb loolu je crois que ni président Macky Sall bu ko xeebee mënul am loo xamante ni ko gën te constat bi toujours dañ koy def parce que ki nga xamante ni dafay nekk ci benn commune boo xamante ni c'est 400 voix 300 voix nga gagné ko ñu ni diwkat gagné na commune am nga ñëw au niveau de Thiès am fi 47000 voix je crois que ni yooyu kenn du leen méngale il faut que mu xam ni Thiès li mu fi am lu am solo la mu dooleel les responsables yi nga xamante ni ñoo nekk Thiès parce que Thiès tey jii war na am ministre Thiès war na am ministre lu toll ni Thiès nga ñëw fii amul ministre loolu rafetlu wuñ ko waaw te vraiment président Macky Sall ànd bi nga xam dañuy ànd ak moom ànd ngor la ñu koy wax li nga xamante ni moo mën a nekk li nga xamante ni bu ko defee am Thiès ndam rek lañ koy wax muy Thiès war nañ ko gën a dooleel waaw. alors très bien yaa ngi koy wax léegi ci wàllu toujours responsable yi dafa mel ni dafa am pëccoxoo ci APR ak Benno Bokk Yaakaar ci Thiès. waaw dafa am pëccoxoo. loolu moom moo naan ñàkk njiit wala. ñi fi nekk xanaa dafa am. xam nga ñi fi nekk dañoo war a joxante cër dañoo war a ànd je crois que ni il faut ànd bi tamit mu doon ànd bu sincère ànd boo xamante ni bu ñuy gisee bu élection ba élection ngeen di daje loolu doo ànd je crois que ni ñoom ñëpp war nañ daje autour d'une table waxtaan parce que Demba Diouf sama frère sama xarit Augustin Abdou Mbow. Siré Dia docteur Ndiaye ñoom ñëpp war nañu mën a gisee di waxtaan lépp parce que man vraiment Siré moom toujours man li may wax rek gis nga parti bi boo ci nekkee yàlla jox la nga doon directeur gis nga nit ña ngay embauché le woo leen en tant que Siré Dia da nga leen a embauché parce que yow yaay directeur poste moo leen embauché te poste daf daan embauché avant Siré Dia di fa ñëw te bu Siré Dia demee dafay embauché ñooñu c'est l'état qui les embauche mu ngi mel ni Lonase wala feneen ak feneen. loolu c'est pas parce que maa ngi yore poste rek man maa war a jiite wala maa war a kii mais da nga war a boole ñëpp léegi ne maa ngi la koy wax
élection législative yi moom moo nekkoon tête de liste mais ni mu doxalee rafetlu wuñ ko parce que tey jii. mais yéen problème bi ngeen am ak Siré Dia la wala ak Macky Sall. maanaam tey boo waxee docteur Ndiaye poids bi mu am poids électoral bi mu am maanaam taxawaay bi nga xamante ne moom la état bi maanaam Macky Sall taxawaay bi nga xam ne moom la waroon am ci docteur amu ko wala yéen problème bi da ngeen ko dafa nekk problème boo xam ne entre docteur la ak Siré wala Siré la ak yéen. non docteur amul problème ak Siré je crois que ñoom amuñu problème seen biir problème bi ñu am du toog waxtaan la ndax ñoom yàlla def na ñoo ŋànk Thiès dañoo war a toog waxtaan. ñun nag suñu position dafa doon que ni ñun nous sommes des responsables de base comme ni ma la ko waxee je suis le mandataire du complexe sportif de Médina Fall ñoom ñëpp tey jii docteur ci ouest bi la ne élection du jot ba ma dem ànd ak moom ci ouest bi je suis à la zone nord fa laay évoluer je suis un responsable de la zone nord mais maa ngi rafetlu liggéey bi nga xamante ni Augustin bu ngi koy def ci département bi nekkuma ci département bi ku ci def liggéey bu rafet dañ koy rafet mais ku ci def loo xamante ni du yoon dañ koy ŋàññ parce que ñun comme ni ma la wax rek président Macky Sall moo ñor président Macky Sall la ñuy liggéeyal ku ci def bépp responsable maa ngi lay wax Omar Diop mu ngi nekk ci zone nord bi mu ngi def ay jéego mu ngi jàppale nit ñi bien que ñu ngi koy woowaat pour mu gën a jàppale nit ñi. parce que am actuellement nii terrain politique moom ñëpp xam nañ ni du kenn du ko bàyyi mu neutre. waaw alors Ousmane dañuy wax ba dañuy gis ay maanaam ñu nekk ci politique bi di wax Siré Dia li mu embauché ay doomu Thiès yóbbu leen ci poste naam poste mu ngi fi woon laata Siré di nekk directeur général mais bi Siré nekkee directeur général gis nañ ni poste employé nañ fi ñu bëri ñoo xamante ne ay doomu Thiès lañ tey ñu gis ni am na ay directeurs yoo xam ne bëri na responsable politique yuy jóg naan di jël référence ci Siré mais Siré taxawaay bi nga xam ne am na ko ci ndaw ñi ci wàllu emploi bu ko ñeneen ñi defee président Macky Sall maanaam li nga xamante ne amu ko woon ci Thiès dina am li ko ëpp. waaw loolu maa ngi koy rafetlu xam nga loolu laa la wax léegi Siré embauché wul en tant que Siré Dia ndax Siré Dia moomul poste daf ko embauché parce que c'est l'état bu ko embauché woon Thiès wala mu embauché ko Dakar wala mu embauché ko Tambacounda fu mu ko embauché baax na parce que ay doomu Sénégal lañ te loolu ñu ngi koy rafetlu mais liñ ci wax mooy du condition dama lay embauché pour nga liggéeyal ma pour nga politiqueal ma non du condition parce que Sénégal moom poste dafa war a embauché doomu Sénégal c'est ça qui est normal. te moom tey jii taxawaay bi nga xamante ne am na ko parce que doole ji nga xamante ni le président Macky Sall jox na ko au niveau de la commune je crois que ni fin yi nga xamante ne moom la ko waroon utiliser wu ko ci fin yooyu parce que da ko waroon utiliser jàppale les responsables de base mais waru ko utiliser pour xeex les responsables de base man li muy damay xeex les responsables de base laa koy jàppe ndax boo dikkee ci koñ Ousmane xam ne Ousmane moo nekk ci koñ bi depuis 2012 nekkal fi président Macky Sall looy def da nga ko cee war a boole mais waroo ñëw def say pëccëx parce que am na ci loo xamante ni defaral parti bi mais yàq parti bi la. am na loo xamante ni man rafetlu ma ko. mais Ousmane dañuy gis bi législative yi bi mu amee gis nañu ay ndaw ñu bëri di préparer ay points de presse contre ay leaders ñu gis ni li ni mel du prospérer parce que après dañ leen di woo xamal leen li nga xamante ne mooy processus bi wala li président de la république wax ñoom pour ñu war a tënku ci responsable de base yi muy coalition Benno Bokk Yaakaar ñu gis ni souvent dañuy wax ni ñenn ñi dañuy wax sax pour ay dóor marto wala pour rek dafa am ku leen yabal ku nekk ci ginnaaw tey sa kaddu yi depuis législative ba léegi da nga koo denc tey di ko génnee lan moo ko waral. waaw xam nga Omar man yàlla def na man liggéey base bi moo ma gën a ñor parce que boo dee xool maa ngi ci groupement yi ñi may àndal di liggéey xam nañ loolu boo dee wax toujours ne Ousmane turu le mobilisateur lañ may wooyee wala toujours xam nañ ne man sama solo yëpp nit ñi la askan wi la je crois que ni bi ma nekkee APR comme ni ma la ko waxee 2012 ba léegi yow mësuma def émission ak Thiès Info kenn mësuma dégg ci du ma def je mets pas la pression sur les responsables sama liggéey laay toog jeex na ñi nga xamante ni seet na ak ñoom ba akus tout muy ñi nga xam ñoom laa nekkal zone nord bu weesoo ñi ma nekkal zone nord je crois que ni kenn du ma dégg ci ay détails kenn du ma dégg ci ay ginnaaw daw ci ginnaaw responsable parce que tamit comme ni ma la ko waxee ñun yàlla dafa def ñun suñu kër daara la woon daara alxuraan sama maam dafa doon jàngalee alxuraan sama papa imam la jàkka ja muy jiite man yàlla def na dama fay dem dama fay nodd yenn saa yi sax kon te dafa am loo xamante ni moom la ñu yare des principes de base culte mooy comme ni ñu koy waxee yaru diine yaru islam moo tax te comme ni ñu koy waxee ñun yàlla lañ yaakaar xam nga dafa am yàlla lu am solo lu muy wax ci alquran man yattaqillaaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min haysu laa yahtasib ak lañ toog kon yàlla def na ñun yàlla lañ yaakaaruñu ginnaaw kenn koo xamante ne ku dul yàlla
mais nag bu fekkee wax dëgg dafa jot dañ koy wax waaw muy ak nu ñu mën a coûter nag ndax yàlla def na ICS ci loolu lu ñu fa jëlee ci la bokk ndax gisoon nañ ni situation yi ñu doon dund metti na suñu ay xarit ñu ngi doon dee ci yenn tap yi amuloon insécurité amuloon ambulance boo xamante ni jamono yooyu moo doon évacuer nit ñi ci lañ jugoon def mouvement d'humeur ba licenciement bi ci la jóge teewul ñu ngi gëm yàlla nekk ci li nga xamante ni moom waroon na nekk muy ci dëgg wax dëgg waaw ci loolu lañ nekk mais ñun amul benn responsable boo xam ne mas nga ni Ousmane ñëw na fi dóor ma marto wala kii ndax ñun nit da ngay am fulla ak fayda su lu mu la mayul dara du la ko may waaw docteur Pape Amadou Ndiaye xam na loolu ñun Omar Diop mi nga xam mu nekkal zone nord xam na loolu ñun Seyna bu Njëgeen suñu jigéen biñu nekkal zone nord moom it xam na loolu ñun Lamine Ndiaye boo ko laajee Ousmane li muy yëkk a wax ci qualité Ousmane mooy nit ku am fulla ku am fayda parce que je crois que nit li ñu lay nawee mooy loolu tey am na sax sama xarit yoo xam ne ñu ngi nekkoon ci parti bi ba yàlla def ñu ngi génn ànd ak ñoom Thierno Alassane Sall ñoom Massamba ak yooyu ñoom it loolu lañ ma xam muy fulla ak fayda. muy fulla ak fayda alors concrètement docteur Pape Amadou Ndiaye problème bi fan la situé wu parce que ñu bëri dañ koy wax docteur PCA lañ ko def te liggéeyam tey boo ñu doon présenté liggéey bi nga xam ne docteur def na ko ci wàllu politique luy tax tey vraiment ñu yokk ay ndomba tànkam wala gën koo jox gëdd yéen lan ngeen di xaar tey ci waa Benno Bokk Yaakaar ci Macky Sall. waaw ci côté docteur Pape Amadou Ndiaye moom damay wax ni na ko président Macky Sall bu fekkee bëgg na am dara au niveau de Thiès na ko gën a dooleel ndaxte dooleel ko mooy dooleel boppam PCA fond na ko jox poste bu gën a am solo que PCA fond pour liggéey bi nga xam mu ngi koy yóbbee ndaxte docteur yamul rek au niveau de Thiès boo dee xool Touba am na fa ñu mu fa bàyyi ba jënd fa oto ñuy liggéey bu am solo foofu monté nañ fa foofu Touba plus de 100 et quelques accès man mii yàlla def na accès yooyu ci zone nord bi rek moom moo ma ci jàppale monté naa plus de 130 accès ba Tivaouane dama fay monté ci ay accès yoo xam ne moo may jàppale moo may teg ci ay conditions bu may dem moo may lépp moo koy def te loolu defalu ko kenn parti bi la ko defal ndax moom bu zone nord buñ ko gañee kenn du ko tudd y a des responsables yu nekk foofu buñ gañee Tivaouane kenn du ko fa tudd presque même Touba buñ ko gañee kenn du ko tudd mais loolu da koy def ndax président Macky Sall moom moo ko war a jàppale te man li may wax jàppale bi li may wax yëg la moo ko war a yëg waaw parce que nit bu lay nekkal fenn dafay laaj des fois ngay diisoo ak moom di ko laaj situation bi ndaxte ñëpp xam nañ ni comme ni ñu koy waxee jaamu yàlla sax yëg yàlla la mooy waxtu yi nga xamante ni moom la fi yàlla teg ngay jug di ko jox cër bi nga xam moom la yàlla laaj nga jox ko moom mooy jaamu yàlla mooy nit tamit yëg rek la na ko yëg gën a xam ni mu koy def ak bépp responsable boo nga xamante ni yaa ngi koy liggéeyal au niveau de Thiès mu yëg la parce que comme ni ñu koy waxee am na ay mouvement yoo xamante ni ñu ngi fi maa ngi rafetlu seen liggéey ku ci zone nord laa gën a xam mouvement yi fay yëngu muy Matar Mbeng mu ngi def liggéey bu am solo foofu Matar Mbeng ànd suqali Thiès Babacar Dieng bu ASDEF mu ngi liggéey bu am solo foofu muy ñoom ñëpp vraiment président Macky Sall war na leen gestu mais ñooñu c'est des mouvements peut-être ki nga xamante ni muy docteur Pape Amadou Ndiaye nag nekk PCA FONGIP je crois que ni liggéey bi nga xamante ni mu ngi koy liggéey massification bi nga xamante ni mu ngi koy def ci parti bi coono bi nga xamante ni mu ngi koy def ci parti bi dafa laaj yëg-yëg na ko président Macky Sall gën a yëg woo ko waxtaan ak moom amaana bu waxtaanee ak moom dina trouver solution. alors mais Ousmane day bëri ñuy gis léeg-léeg ñu génn sax def point de presse nakarlu maanaam position docteur Pape Amadou Ndiaye parce que ñoom gis nañ ni cër wala gëdd bi ñu ko waroon jox ci parti bi wala ci coalition bi dafa des ba tax na ñoom dañuy wax tënk ne daal président la ñuy interpeller soit pour mu recevoir docteur Pape Amadou Ndiaye pour reconnaître liggéey bi muy def pour wax ko bokk jërëjëf parce que ku liggéey war ngaa fayeeku bi jërëjëf ci la bokk ba léegi li ni mel amul yéen tey yan jéego ngeen bëgg a yëkkati ginnaaw bi nga xamante ne docteur mu ngi toog toujours te ñu ngi gis am na ñeneen ñoo xam ne ngi woon ci parti bi génn nañ à l'image de Thierno Alassane Sall am na ñeneen ñoo xam ne dañoo ne ñoom seen nañ seen activité à Thiès dootuñu yëngoote ci Benno Bokk ci APR parce que dañu jël seen i moyens jaay seen i oto jaay seen i terrain ñëw di ko politique te gisuñu seen bopp benn yoon ba lu am sax ñoom duñ leen ko yëgal. waaw mooy léthargie bi nekk au niveau du parti rek xam nga te am na ñoo xamante ni ñi ñaawlu considération bi nga xamante ni parti bi am na ko ci le PCA du FONGIP du ay nit docteur Ndiaye kese parce que boo dee xool am na benn cadre bu fi juddu woon ñu koy wax printemps républicain. ëmb presque kàngam yi nga xamante ni ñooy yëngu ci parti bi yëpp muy suñu xarit suñu frère El Hadj Madabo jiite ko kooku bi ñuy def premier point de presse bi ñu def résidence Lat Dior interpellé nañ le président de la république
ni ko na gën a am considération ci responsable yi nga xam ne ñu ngi fi nekk. bien que ndax Thiès ñëpp ni ñu ko xamee ñëpp gis seetaan nañ ko pour que démb ki nga xamante ni moom mooy adversaire premier adversaire politique bu Macky Sall Thiès la nekk. te yàlla def na ni liggéey nañ surtout docteur Pape Amadou Ndiaye moom liggéey na ci début ba parce que moom docteur Amadou Ndiaye ba muy jóg boobu ñu bëri juguñu fi. moo tey jii on parle de Siré Dia ak yooyu bu muy jug di massifier le parti jël ay otoom jël ay moyens di ko def ci au service du parti boobu ñu bëri juguñu kon tey jii la neex rek ba tax ku nekk di jóg di balballu mais jamono jooju metti woon na trop boobu boo masaan jug sax dañ naan bàyyi ko mu dem tey du sori du yàgg te yàlla def ba mu dem ba tënk waa ji ba egg ba mu dem 4 appui ñi ci des nag soog a ñëw bi ñëwee sax pëcc xoo boobu mu yëkkatiwaat sa waay mais sa waay jamono boobu demoon na ardo kan ci Idriss Seck demoon na ardo jamono boobu daanaka kenn waxatu ko woon puisque docteur liggéeyoon na fi liggéey boo xam macha allah parce que première activité bi ñu def au niveau de la mairie GEC rassemblé woon nañ presque rassemblement bu am solo bi muy inauguré poste santé yi nga xamante ni dañ ko defaroon mu bañ ci bañ ñoom yanqa ba ca tara di ko porter plainte ak yooyu mu jël poste santé yi rénové ko jamono yooyu ñoom jaaxle woon nañ mais pëccëxoo bi nga xamante ne moo amaat ci biir parti bi moom moo dem ba léthargie bi moo dem ba kenn xamatul fooy teg sa tànk moo looloo yëkkatiwaat sa waay mais Macky Sall bu gisee sa waay taxawaay bi mu bëgg a amaat nii dina xam ne ñoom ñoo ko may. tey ci wàllu woowu rek est-ce que gis nga ni bu ngeen doxewee nii Macky Sall moom premier tour lay laaj parce que ñu bëri ñu ngi wax ni bu demee deuxième tour rek day ñàkk nguur gi est-ce que gis ngeen ni bu taxaw wala toogaay waxtaan amul fii ci biir Thiès est-ce que gis ngeen ni da ngeen di ñàkk wala da ngeen di am ndam. waaw son excellence le président Macky Sall kooku moom am na jéego yu mag yoo xam moom war na ko ci dox ndaxte ginnaaw lépp nag moom mooy kilifa parti bi waaw na interpeller les responsables yi nga xamante ne ñoo nekk au niveau de Thiès woote recevoir la commune waxtaan ak ñoom xool solution yi nga xam moom la ñu war a trouver pour yàlla def ñoom parce que moom comme ni ma koy waxee rek bilan moom macha allah liggéey na fi liggéey yoo xamante ne am na solo. kon jàpp nga ni bilan bi moo koy falaat. waaw bilan bi am na ci solo te askan wi xam nañ ko ndaxte am na foo xamante ni jëlee na fa askan wi ci wàllu électricité coupure courant am na foo xamante ni jëlee na fa askan wi ci infrastructure am na foo xamante ni jëlee na fa askan wi ci facture Senelec yi am côté social bi vraiment mu ngi góorgóorlu wax dëgg yàlla nag dëkk nag li koy defar mooy loo defar dina am lu des mais lépp ndànk-ndànk la rek ndaxte vraiment ñëpp xam nañ ni le plan Sénégal émergent du plan boo xamante ni dafa war a redresser Sénégal ci 2 wala 3 fan mais dafa war a dem ba 2035 te en tout cas jéego jalon yi nga xamante ni moom la ko war a eggalee 2035 Sénégal émergent mu ngi koy teg waaw. alors Ousmane dañuy wax rek émission bi jeex na kii di Idrissa Seck tey taxawaayam ci biir dëkk bi parce que gis nañ ay sorties musclées yi muy def contre gouvernement bi ak contre sax régime Macky Sall mais également fii ci Thiès taxawaay bi nga xam ne am na ko ak rek tournée yi nga xam ne jël na ko ba askan yi dafa mel ni ñenn ñu ngi jël bopp di ko jox wala di jël nopp di ko déglu. waaw xam nga Idrissa Seck ci rôle am la ne je crois que ni loolu kenn du ko ci mere kenn du ko ci rôle am la ne. vraiment wax rek la mën a def te mu ngi wax te c'est tout à fait normal mu wax parce que ñëpp xam nañ ni ba muy doon ministre du commerce ci nguuru socialiste yi jaar fi mu jaar ba doon premier ministre Ablaye Wade ba tey Macky Sall fi mu ko tolloon ba tey Macky ñëw yàlla def mu doon président ci kaw mais man li ma doon gën a rafetlu mooy ba président Macky Sall taxawee jiite yàlla def ko président Sénégal mu woo ko tàllal ko loxo dafa waroon dem ànd ak moom liggéey ndaxte ñun ñëpp ay sénégalais lañ te Sénégal rek moo ñu ñor mais bu wëlbatikoo bañ loolu taxaw nag bon bëgg a jàmmaarloo moom je crois que ni président Macky Sall na xam ni yàlla du ko seetaan yàlla mi nga xamante ni comme ni ko suñ sëriñ ba doon waxee yàlla mi nga xamante ni moo la jox président nga jiite 14 millions sénégalais du la seetaan. dina la jox ay armes yi nga xamante nga demee di sekk nag ci rôle am la nekk wax rek lay def mais na xam ni tamit sénégalais yi léegi yeewu nañ kenn mënu leen embobiner ci ay wax ju bari kenn mënu leen a nax ci wax ju bari parce que boo dee xool premier anniversaire u président Macky Sall bi ñu ne 1 an yi ci la demoon TFM jooy fa jooyam yu rëy yooyu teewul bi ñu retourné ñëwaat ci ay élection boobu ba léegi ñu jàll ci référendum président Macky Sall gagné leen ñu demaat ci ay élection législative yi
mu nekk ci coalition boo xamante ni ñëpp a ngi ci woon moom mu ngi ci woon ànd ci ak ñu bare ànd ci presque lu mat 20 partis plus d'une vingtaine de mouvements yàlla def gagné wuñ benn département kon nit ñi xam nañ en fait le président Macky Sall jéego yi nga xamante ni mu ngi koy tabaxi Sénégal comme ni may wax rek fii Thiès moom li des mooy ñi nga xamante ni ñoo ko fi nekkal di liggéey bu am solo ku ci mel ni le docteur Pape Amadou Ndiaye mu woo leen gën leen dooleel ndaxte am na ñoo xamante ni nga dooleel leen mooy nga dooleel sa bopp waaw Omar maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp. lan moo doon kàddu yu mujj yi. waaw kàddu yu mujj yi moom comme ni may wax rek ñun ñëpp président Macky Sall lañ fi nekkal président Macky Sall moo ñu ñor moom la ñuy liggéey pour mu am deuxième mandat fépp fu doomu Thiès nekk président Macky Sall jox la poste da ngay ñëw Thiès nga ànd ci liggéey bi maa ngi ciy woo sama frère sama xarit Ibrahima Wade maa ngi ciy woo Maguette Seye ñoom ñëpp maa ngi leen di woo suñu ministre bu bees bi depuis biñ ko nommé ba léegi gisuñu ko tey rafetoon na fi mu toll nii mu dikkoon comme zone nord la dëkk mu wàccoon sur le terrain ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi nga xam ñu ngi koy liggéeyal président Macky Sall ndax liggéey bi Omar ñun wéet nañ ci trop ndaxte comme ni ma ko waxee ñu ngi ànd ak docteur Ndiaye mais docteur Ndiaye ci zone ouest bi la nekk te je crois que ne li nga xamante ni président sas na ko ci zone ouest bi ak moyens yi nga xamante ne am na ko sax pour xëy na bu ko président doolee loon mën na boole lépp mais li mu ko def ci zone ouest bi rek dara dis na ci moom kon ñoom ñooñu nañu wàcc au niveau de la zone nord ndaxte Omar Diop mu ngi fa nekk ak Seynabou Ndiéguène mais wéet nañ fa ñoom nañu ñëw dooleel le président Macky Sall ndax bu président comme ni ma koy waxee rek bu ñu nee ma président Macky Sall dinañ ko wàcc 2019 man leen ñun de 2019 président Macky Sall buñ ko wàccee je crois que ni dinañu metti ndax moom lañu àndal waaye liñ ciy ñàkk du bari ñi nga xamante ni jox nañ leen ay poste jox leen ay oto jox leen ay salaire je crois que ni ñoom ñooy gën a ñàkk kon ñoom war nañoo wàcc sur le terrain balaa loolu di am. voilà mbokk yi xarit ñu doon déglu ci suñu émission homme politique ci Thiès Info ñu doon dalal Ousmane Beye Diop di mandataire bu complexe sportif bu Médina Fall bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar mais également di yëngu ak le PCA du FONGIP muy docteur Pape Amadou Ndiaye di leen jox dig daje ci benn numéro incha allah.